TV dal leen jàmm xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca ni ginnaaw ba mu ñàkkee bakkanam François Mancabou di woon ab garde du corps lu ni mel tax na Mame Makhtar Gueye jiite ONG Jamra jàpp ni jot na alkaati yi rawatina garde pénitentiaire yi daal di becc vidéo fukki minute ak ñett bi nga xam ni ngay wax ni moom François Mancabou moo doon mbëkk lii di mur ba grille ngir ñu mën a xam dëgg lu xew dañu si ñëw ci biir xabaar yi. ci wet ga itam fekk na borom moto yi amuk mbégte lool ndax jamono ji duñu fay frais de mutation maanaam nga jël moto def ci sab numéro daal di koy mën a immatriculer doo ca fay benn dërëm lu ni mel tax na suñu reporter dugg ci mbedd mi gis borom moto moo xam càq-càq lu ñu ci mënti doon dañu ko dégg seen i kàddu ci biir xabaar yi. doon ci bokk itam jëfandikoo aw ñoll nga koy fóon mbaa ngay pikiru lu mu ci mënti doon nekkul lu gën. am na ñooñ la nga koy xeex ci wàllu googee daañu ci ñëw incha allah ci biir xabaar itam na mu gën a yaatoo ak kenn ko ki nga xam se ne bii moo di Abdourahmane Ly gisee na ak moom duppee kon toxicomanie. doon ci bokk itam leneen soxal xibaar bu ñuy jukki article de la semaine ñi ngi jëm ci seeti le vrai journal toj noon faram-fàcce ubboon frontière réew Mali diggante ma Sénégal di embargo boobee CEDEAO defoon la mujjul ci perte Sénégal mat na juróom benn téeméeri milliards daañu ci ñëw ni kis ñu song faram fàcce gi. sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun yu teewee faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu soxal mbirum lii di génn àdduna ak François Mancabou yoon da ko tegoon loxo doon ko tuumaal bokk ca ñu duppee ay force spéciale lu ni mel mi ngi xew mu ñàkk bakkanam diggante loxol alkaati ak l'hôpital lu mu ci mañ doon ñii nga xam ñoo di waa coalition Aar Sénégal dañoo fëgg taabal ji fukki seen dënn neñ jot na nguuru président Macky Sall gën a jox gëdd ak Sénégal na ko sàmm maanaam droit de l'homme na ko jox gëddam ci na bokkum kenn ci ñoom kàddoom jip ma ngay faram fàcceek jokkoom ak Abdourahmane Ly. Aar Sénégal dafa jàpp ne li xew ci dem décès wu François Mancabou doon na loo xam ne dañ ko war a leeral ndax fi mu amee ñëpp gis nañ ne dafa ci garde à vue la nekkoon ñu dem ba tey ñu ne ñàkk na bakkanam loolu nag du gulit à chaque fois lu ñuy expliquer mooy nit ki moo faat boppam wala du ñu leeral mbir yi ba mu leer loolu nag dañ ne loolu war na jeex ci réew mi ndax victimes yi dañu am ay droit seen famille yi dañu am ay droit jël nit yóbbu ko pour enquête jékki-jékki ñu ne la néewam lañ la indil loolu dafa war a jeex ci réew mi ndaxte nag exigence bi mooy ñu leeral ko ba mu leer nañ moo tax Aar Sénégal dafa exiger à ce que ñu leeral loolu ba mu leer nañ ba nga xamante ne lépp loo xam ne am na ci sénégalais yi mën ko xam famille victime yi mën ko xam waaw ñu wax tamit na am enquête bu boo xamante ne bu mucc ayib lay doon bii bi sénégalais yi mën a wóolu ba nga xamante ne dina feeñal ne lii moo am ci dëgg ci mbir moomu sénégalais yi mën ko xam famille bi mën ko xam. mu doon Thierno Bocoum bokk ci coalition Aar Sénégal keneen kàddoom jib mooy Mame Makhtar Gueye moo ŋànk wala vice président la ci ONG Jamra kàddoom jib na jëm ci kàddu que direction administration la mu xamle muy garde pénitentiaire yi la ñu xamle ni am na ab vidéo fukki minute ak ñett buy layil na François moomulee daal di ñàkkee bakkanam di Mancabou nekkut nee na lu su war a mën a bàyyi noonu nan ko becc ci kanamu askan wu tamit dox ci dëgg ak wóoral gu wér maanaam juge d'honneur ngir ñu mën a xam dëgg la xew Mame Makhtar Gueye moom it ma ngay faram fàccee. waaw xam nga loolu du fi guléet amoon na fi États-Unis en 62 ou 63 ginnaaw bi ñu boomee président bi di John Kennedy coow li bari askan yi amee njaqare rawatina dafa bari ay vidéo yoo xam ne dañ ko jël sous des angles différents mais benn magistrat moom moo proposé ne lu tee parallèlement à l'enquête ñu samp benn jury d'honneur boo xam ne dinañ visionner vidéo yi ba xam ndax lii Harvey Oswald bi ñu ko ji moo ko rey wala déet loolu la ñu mujj def mbir yi daal di leer nañ waa ñun tamit natt boobu daf ñu dal ci suñu mbokk mi di François Mancabou te ñu téye woon ko en détention préventive mu faf ñàkk bakkanam léegi kon enquêteurs yi yore nañu un élément déterminant moo tax ñun Jamra ñu proposé au procureur comme que ñun ñëpp gëstu dëgg moo ñu tax a jóg nañu samp benn jury d'honneur
boo xam ne dañ koy sas pour ñu xool séquence su 13 minutes yi ce qui s'est réellement passé waa jury d'honneur bi nag balaa ñu leen di jox film bi ñoom dañuy jël engagement ne duñu ko génne ci biti pour ñu mën a respecter la mémoire du défunt ak dëj bi nga xam ne ci lay mbokkam ne jury bi nag mën na nekk ñetti membre ci famille am ñetti organisation des droits de l'homme comme Amnesty ONDH RADDHO ñetti journalistes yoo xam ne SYNPICS moo leen di mandaté ñetti correspondant presse étrangère ñaari responsable du parquet ak ñaari technicien du ministère de l'intérieur ñoom buñ ko visionné ba am dëgg gu wér ndax wolof dafa wax ne werante xooxaan tekki tubéy su boobaa ñoom dinañu mën a génn def benn point de presse xamal nit ñi dëgg gi. Mame Makhtar Gueye xabaar yi wéy li bi soxal aéroport bi ñu duppee Ousmane Masseck Ndiaye ci daanu Ndar ñu ngi ko indi barki démb fukki fan ak ñeent weeru juillet gi njiitum réewum Sénégal président Macky Sall moo ko doon dalloo lu mën a xew jàppale ni kon njëgg du fanweeri milliards waaye ñaar fukk ak ñetti milliards francs CFA lañ ca def directeur bi ñu dénk lépp luy ay jëmtukaayu aéroport moo daal di indi leeral gu ni mel moom su ministre ba woon Souleymane Ndéné Ndiaye ñëwaat na ci wàll gu ni mel moom Souleymane Ndiaye ñëwaat na leeral na xew dëgg-dëgg ak nan la gisee coow la ak dañ jàpp ni norme yi nga xam xëy na da ko war a jox gëdd ngir nekk ab aéroport international bu nu mën a reconnu maanaam reconnaître ko tam ci mbooleem àdduna bi del siwaat na ca am na lu mu ca dénkaasan ba aéroport bi 23 milliards la képp ku ne 30 milliards la day wax waxu kasaw kas la durée de vie d'un ouvrage d'art bu am entre 50 et 200 ans loolu dafa am solo donc à part cela dañu rappeler ne ces modulaires là dañoo am toute la technologie nécessaire am isolation thermique bu baax am isolation phonique bu baax ba pare habitacle bi à tout moment dañu am température ambiante de 21 degrés donc nen bay caaxaan nen bay manipulation te damay rappeler ne aéroport du uniquement l'aérogare déedéet à part aérogare bi am na hangar SLI pour les véhicules de lutte contre les incendies am na piste bi piste bu nga xam ne wax dëgg yàlla bu mucc ayib la ñu ngi ko defar ñu sukkandeku si lu ñuy wax l'avion de référence muy Boeing 737-300 nga xam ne am neen portance bu baax longueur bi 2450 mètres la largeur bi di 45 mètres ñoom ay accotement de 7 mètres 50 de part et d'autre bande de piste bi ñu dégager ko bu baax mais à part la piste am na taxiway bi am na le parking avion am na lu ñuy wax les équipements d'aide à la navigation aérienne ne newul ne rek day ñëw génne benn photo ne voilà aéroport bi lii mooy nangam milliard c'est pas ça aéroport c'est un ensemble nen bay caaxaan. leneen ci xibaar mi ngi soxal mbirum ministère bi ñu dénk wàllum formation professionnelle li mu bëgg mooy fexe ba gën a suqali rawatina métier yi ci wàllum tabax muy BTP am na benn convention ba taxalub déggoo bu ñu bokkandoo xaatim diggante ñoom ak lépp lu soxal mbirum tabaxum salle de classe ci biir Sénégal gi lañ ci bëgg itam jëlee fi abri provisoire maanaam li nekk ay école mbaar nekk lu gën lañ jàpp li moo tax ñu war a tàggat ndaw ñu ca teel ci mbirum technique ak la ca aju ñu xuus ànd ci ak gëstu ba fexe ba abri provisoire jóge ci réew mi tax na xaatim déggoo am diggante centre sectoriel de formation au métier ci wàllu BTP ñi ko yor di ministère de la formation professionnelle ak entreprise bi di CSTM. donc ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'artisanat ñoom tamit ci liggéey boobu la ñu nekk wane rek ne contexte bi ñu nekk mooy contexte réforme de la formation professionnelle waaw ku ne réforme de la formation professionnelle mooy ne il faut que lëkkaloo bi nga xam ne moom la ñu amoon ak entreprise yi këru liggéeyukaay que loolu ñu renforcer ko ku ne également réforme wax ne également programme yi nga xam ne moom la ñuy def programme yi nga xam ne moom la ñu jagleel ndaw ñi programme yooyu entreprise tamit dugal ci seen loxo baax a baax programme bii nga xam ne moom moo
ci la ñu sukkandiku mooy affaire abri provisoire parce que ñëpp xam nañ ne abri provisoire problème la ci grande ville yi peut-être am nañ ay salle de classe mais soo demee ci àll yi voilà ay abri provisoire te loolu vraiment Sénégal war na dépasser loolu. longo bi dina may ay ndaw ñu tàggat leen ci xarala yu bees jëm ci wàllum tabax muy structure métallique légère ñu jëmale ko ci salle de classe yi ak centre de santé yi. li ci ëpp importance nag li tax ñu teew fi tey mooy partenariat bi ñuy signé convention bi ñuy signé ak CFBT jagleel ko accompagnement bi gunge yi ñuy defaral ndaw yi fi doon ndongo yi fi jàngee ñu mën leen gunge ba ñu yegg ci phase u liggéey bi mën a nekk ci chantier jàngaat ci technologie bu bees bi ci tabaxu classe yu bees yi wala centre de santé yi. ci lu ñu warloo ak askan wi yenn ci ay entreprise tabax ne ñaari salle de classe Bisin ci Casamance yeneen ñaar ñu ngi leen di tabax ci Sindia ak Bargny. jaajëf Babacar Seck ñu dem ca diwaanu ko Dagana diwaanu ko waaloog la ko wër fa jàppale ni kon Dagana ci boppam ñàkkum ndox ma fa nekkoon léegi dana war a mën a dakk loolu nekk li luñ fàtteem mu nekk ci ay fàttaliku yu yàgg ndax ndox ma léegi su ne taxaw na taxawaay bopp day tax ba ndox mu sell mën a baawaan lii moo tax ñu jàpp ni kon mbégte ci askan wala ñaan ci ak faram-fàcceek Momar Alice Niang. problème mu jot ci ndox bu sell bi nga xamante ni fesoon na ci Dagana mi ngi waaj a am saafara ndax taxawaayub SONES mi nga xamante ni tàmbali na fa di teg ay kit yoo xamante ni ñu ngi ko dippee kit de traitement ci ndox mu sell mi. dañ ne woon nañu def projet phase d'urgence bi pour saafara jafe-jafe ndoxu Dagana yi loolu moo wundu kit bi nga xam ne dañ ko def maanaam kit bi boo gisee doo déggee ñuy wax kit. mook li fi nekk benn la waaye du ay tabax yi nga xam ne dañ koy préfabrication bi usine lañ koy def ñun dañuy indi équipe yi ñu monter def montage bi ñun ñu tester ndax montage boobu ñu def est-ce que dina méngoo ak qualité ndox bi nga xam ne moom la ñu soxla bu ñu paree montage yi donc tey jii nii installation yi nga xam ne moo ñu fi indi dañu def benn kit de production boo xam ne dina yokk production ndoxu Dagana. taxawaayu SONES ci Dagana population bi rafetlu ko ànd ci itam ak ñi jiite collectivité territoriale yi. dalal na sunu xel bu baax alhamdulilah pareegul sax mais fu ndox ñàkkoon ndox a nga fay am bu njëkk da ngay toog toute la journée doo am ndox 2 jours sans eau mais léegi yaa ngi koy am bëccëg bi yaa ngi koy am guddi bi sant yàlla bu baax bu paree mu gën a ti neex. gannaaw Ndar ak Dagana SONES fas yéene na wéyal liggéey bi ci ay gox-goxaan yu bare ngir fexe ba saafara jafe-jafe yi jot ndox ci bët gànnaaru réew mi. jaajëf Momar Alice Niang ci bët gànnaaru réew mi dellu si waat ci bët xolu Ndakaaru capitalu Sénégal waxtaane ndigal li nga xam te ne bi xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou da koo jox mboolem talibé yi ngir semaine bi doon bëccëgu jàng alxuraan def ay ñaan itam ci jàkka yeeg jumaa yi fii ci Ndakaaru ci grande mosquée Massalikul Jinaan ci kilifteefu jëwriñ Mbàkke yu fay daañu def kem kàttan ba daal di fay jëfee ndigal lu ñu mel bëgg na mboolem doomu aadama yi jullit ñu teew ci wàllu guddi mel rawatina fukki fan ak juróom-ñaar juillet gi jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi lépp ngir rek bépp jullit ak bépp taalibe ñu dellu wàcc suñu borom tabaraka wa taala waaye itam fexe ba def kem kàttan ngir gën a delluwaat def ay sarax ak ay ñaan ngir kon ñaan jàmm ci réewum Sénégal ak dalit am ci Sénégal ba lépp lu ñu dëgmal man caa dugg ci bismillahi rahmaani rahim gën ci alhamdulilahi rabbil alamin lii communiqué la boo xam te ne bi cellule communication Massalikul Jinaan ñoo ko daal di becc ànd ci ak représentant du xalifa général des mourides Mbàkke yu fay xabaar yi wëy fii moom amul fay waaw amul fay la ñu wax rawatina ñu yor ay moto ca bëggoon a def immatriculation maanaam mutation boobule doo ci fay benn dërëm dañ koo def léegi ngir gën a yombal lu ni mel moo tax suñu reporter Alioune Sow def na mu doxantu seeti borom moto yi moo xam cak-cak wala particulier jàngat bu nu ci am mbégte lañ ci àndal reportage. ay moto yu ñu gaaree seeni borom ku nekk ci moom yor caabi ci loxo bi. ba noppi sol casque ànd kook dem ak dikk bu mel ni tulleeg màlle di wëri client lii mooy nemmeeku bi ci garage u cak-cak bu nekk ci Castor. ay moto yu ñu gaaree seeni borom ku nekk ci moom yor caabi ci loxo bi ba noppi sol casque ànd kook dem ak dikk bu mel ni tulleeg màlle di wëri client lii mooy nemmeeku bi ci garage u cak-cak bu nekk ci Castor.
mutation moto yi nekk jamono ji loo xamante ni dañ ko yombal muy mbir mi nga xam ni ñi yëngu ci wàllum cag-cag rafetlu nañ ko. loolu rafet la loolu bu ñu ko defee te mu tegu ci yoon ñëpp def loolu de lu rafet la dañ ko luñ amuñu lu rafetlu loolu mais lu wóor na ma ni wóor yàlla duñu appliquer dara dañuy wax rek duñu def dara ndax bu moom bu waxee toog ci télé bi di wax gars yi nekk ci mbedd mi lu leen neex ñu def ñu amul benn sens. li ni mel nekk lu yombal lool liggéeyu cag-cag yi kii ñu dékk suñu micro ay atam war a toll ci fanweer jàpp na ni biléb décision dina tax ba seen xel dal ci tali bi. danañu mën a apporter lu bëri parce que fi ñu naan dem di nëbbatu di laaxatu di gis police yi wala ASP yi dañuy tegal ay barrières ñu ciy dal di gaañu ñii di damm ñii di foxoj su boobaa loolu yëpp dootul am. njiit yi waruñoo rek yem ci biléb décision war nañoo sax tàggat ndaw yi ba noppi indil leen li nga xamante ni day tax ñu mën leen a xàmmee ba tey ci ay kàddoom. même sax bu loolu jàllee bu ñu amee ay carte grise ñun bëgg nañ sax mu gën ñu taxaw gën ñoo teg ci code jar na sax day dem sax ba jar ñuy def ay formation day dem sax ba jar ñuy def ku amul aas bi doo dawal moto wala sax bu leen neexee nañ ne kuy dawal moto na sa moto nekk couleur bii client yi ci boppam xam ne kat moto bii day cag-cag wala moto bee cag-cag. dawalkatu cag-cag yi di rafetlu mesure bi nga xam ni jëwriñ bi ñu dénk kaaraange bi réew mi di Antoine Félix Diome jël na ko waaye ñoom ñi ñu ngi sàkku rek ci moom mu def kéem kàttanam ba mbir mi lee ñu appliqué ko ci anam mucc ayib. jaajëf Seydina Alioune Sow del si waat ci waxtaane mbirum jëfandikoo aw ñollu moo xam looy fóon la looy pingo ay xoox yooyu wann lu mu ci mën ni doon wala looy naan wala looy tux loolu lépp nekk lu gën ndax mën naa dem ba nga daal di koy tàmm sa yaram daal cay sëgin bu ko defee dootoo ko mën a baax mu nekk loo xam day nekk ci yow drogue bu bon loolu nag ñu koy wax toxicomanie nekk lu gën moo tax tey Abdourahmane Ly dañu xamal kenn kook loolee ca lay xeex di ci yëngu itam ay at mi ngi nii mu bàyyi lu bari ngir nekk ca dëgg-dëgg lu mu jur naka la ca nekkee xeex bi fan la ko nar a yóbbu ëllëg ak ñen la ci àndal ñu ànd ak xam kookee mooy kan ak Abdourahmane Ly. fukk ak juróomi ati expérience moom la Sadibou Diop am ci wàllum santé mentale moom la am ca tugal balaa moo ñëw dëkk ci léegi Ndakaaru li ko waral di fexe ba lépp lu jëm ci wàllum dépendance nga xamante ni jàpp na ni tabu la ci réew mi mu wàññeeku bu baax a baax. données bu ñu mujj am daal mooy lu concerné xale yi ak toxum cigarette mi ba seetlu nañ ne jigéen ñi ak góor ñi nekk ci l'école yi di jàng ñoom toxum cigarette bi am na impact bu am doole ci adolescents yi en tout cas. te loolu tamit mun na du ma ne dañ fay jaare systématiquement ñëpp di nekk ay consommateurs waaye mun na nekk bunt boo xamante ne bu xasee ubbeeku rek mun na jëm ci yeneen xeetu consommation yoo xamante ne mun na gën a indi ay jafe-jafe. muy lu ñu mën a teg loxo ci kër yi ci l'école yi ci société bi yépp waral kon mu taxawal cabinet bi dopamine nga xamante ni fa lay xoolee client wa balaa mu leen di dégtal kon lu ñu war a def ba génn ci dépendance gi ñu nekkee que mu nekk ci wàllum drogue ba sax ci leneen muy liggéey bu muy def ci lëkkaloom ak benn médecin. léegi bu ma demee gis nit ki tamit dinaa waxtaan ak moom pour mën a apprécier à sa juste valeur xam par exemple fan la toll moom. ci li muy consommer ban produit lay consommer naka la koy consommer jox ko ci ay conseils ndànk-ndànk ba mu confiance boobu am nag ñu commencé di xool ban plan la ñuy def pour loolu li nga xam ne sonal na ko mu mun a wut ay stratégie ba nga xamante ne dina ci mën a génn. léegi nag techniques yi bëri na mu ngi dépendre ci produit bi nit ki di consommer ci nit ki fu mu toll ci consommation wam ak yeneen paramètres yu bëri yoo xamante ne en fonction de loolu bu ñu defee diagnostic boobu ba pare ci la ñuy xam ban accompagnement nag moo approprié. muy doxalin woo nga xamante ni gis na ci njëriñ même bu fekkee ni suivi bi yenn saay mu tàggatémbe muy lu waral ñenn ñi di rechuter. wàllu famille bi dafa am solo xam nga parce que bu njëkkaan théorie yu njëkk yi dañu jàppoon ne kii. consommer ay produits wala drogue boo ko waree faj moom yomb na ndax comme loo xam ne da koy jël dugal ko ci yaramam léegi boo ko bëggee dindi na arrêté consommer rek mu jeex
bu ñu demee ba mu yàgg nag ñu gis ne que loolu teewul nit ñi même bu ñu arrêté dañuy jékki-jékki rechuté waat te produit bi nekkatul seen yaram ñu xam ne kon am na beneen variable boo xamante ne dugg na ci bu ñu xoolee ba saytu ko nag daal di gis ne mooy li ñuy wax environnement bi nag mooy dëkkuwaay bi mooy côté géographique sociologique environnement familial bi surtout mooy environnement direct bi waaw léegi yooyu yëpp da siy joué. muy ñoo nga xamante ni jàpp na ni askan wi da leen di beddi ba sax di leen jugé tax dañuy ragal a feju ji muy mbir bu ko dul yombal liggéeyam. ils sont incompris parce que fii pour dund suñu culture fii loolu du priorité dañ naan ñoo ko tey lu bon la nangam gënul tamit ci yaram waaye certes il faut tamit yërmande bi ak compréhension di mën a daw mën a comprendre que ñooñu du lu ñuy def nii rek pour bon rek taxul nga dugg ci. am na yeneen logique yu nekk ci biir yu gën a compliqué yoo xamante ne xëy na ñun dañ naan yëfi tubaab la ay psychologie ak yu demee noonu waaye xel moom xel la bu tubaab beeg ku ñuul kee ci yem. muy lu moo xeex ànd sekk ñëpp rawatina relais communautaire yi nga xamante ni da leen di former ak képp ku ko sàkku ñu tàggat ko ca bitim réew ca réewum France ci wàllum science de l'éducation addictologie maanaam wàllum dépendance ak lii di santé mentale Sadibou mi ngi xam ne ni gëm na la moo def te jàpp na ni dana antu muy fexe ba nit ci yooyu nga xamante ni dañuy dund ay mettit yu tar ci wàllum dépendance ci wàllum drogue mbaa ci leneen ñu mënal seen bopp. jaajëf Abdourahmane Ly gërëm ko ci liggéey bu di mel ak yooyu lay gëstu jëm ci jubbanteek yar ñenn ñi dem ba daal di sëgin ci mbirum jëfandikoo aw ñollu ñi moom jëfandikoo ñollu waaye dañ doon jëfandikoo yaxantu ci wàllum koom ay weer mi ngi nii juróom benn weer yoo xam ne dañ ko tëjoon frontière réew Mali ak Sénégal CEDEAO moo joxe woon ndigal lu ni mel tax na itam ba nasaxte la jur ci wàllum koom-koom gi ay fan bi ubbi waatee frontière bi ak léegi ana fu commerçant yi toll ci wàllum mbégte gi waaye itam ndax mbir yaa ngi tam dox ndànk-ndànk ak ndax liñ génne woon mi ngi jarab ndéet reportage soxna Aïssatou Kane. xeetu njaay mi xeet bi mu àndal ak kàllaama jaaykat yi ci bambara di wane ni ñoo ngi ci marché bi dajale ay Maliens. daan bi ñu tegoon réewu Mali te ñu yëkkati ko indi na mbégte bu rëy ci jaaykat bi ñàkk dégg wolof ak nasaraan tax mu bàyyeek apprenti wam kàddu gi. Tout va bien. parce que avec l'embargo. ba ñu ubbee frontières yi sax ci la xaw a tane tuuti ndax bu njëkk dañu daan jaari Guinée ngir mën a yóbbu marchandise yi waaye jamono yi nga xamante ne ubbi nañ frontière bi diggante Sénégal ak Mali day gën a yomb jokkalante bi ak dem beeg dikk bi. les produits pourront quand même écouler comme davantage. gis-gis gi leneen la ci bëtu délégué wu marché bi embargo am ñàkk am jàpp na ni fii commerçant yi jafe-jafe yu tar la ñuy daj ngir seen jaay mën a jaar. L'ouverture des frontières jusqu'à nos jours le marché est comme ça comme tu. client yi taxu ko bëri lool yaakaar naa ne ubbi frontières yi amu ci benn jeexital ndax laata loolu it métti woon na lool ñun suñu liggéey dépendrul ci frontière ñu ubbi ko wala ñu tëj ko ci li muy wóor rek mooy ndax commerçant sénégalais yi ñoom dinañu yóbbu ay marchandises wala ñu jëli ko te loolu jamono yi ñu nekk xawuñ ko gis bu baax a baax. non on peut amener les marchandises petit à petit parce qu'il y avait pas beaucoup de clients ici pour manquer les marchandises mais les blancs de lait étaient manqués. seen porte-parole dem bay xamal ni njaay bi ci embargo bi sax la gënoon na dox. bi ñu ne Mali dafa am embargo ba pare jamono yooyu la ñu gën a gis suñu bopp suñuy liggéey par rapport ak léegi bi ñu dindee embargo bi. nii mun naa ne nii Maliens yi sax léegi la ñu gën a sonn dina avant embargo. parce que jamono yooyu lépp loo xamante ne Maliens ñu ngi koy defaral seen bopp foofu lañ koy jëfandikoo gars yi ñu ngi koy jënd comme par rapport avant embargo ñëw seen Mali ndaxte jamono yooyu matériel européen di dugg. matériel feneen beneen dëkk di dugg. ci biir événement bi tamit embargo amoon na mais alhamdulilah ñu ngi gis suñu bopp ci jaay bi ndaxte jamono boobu sénégalais ñu ngi jënd normal Gambie mu ngi jënd Bissau mu ngi jënd ba diaspora bi Europe yëpp ñu ngi jënd. ginnaaw juróom benn weeru daan jaaykat yi nekk marché Mali di rafetlu lu ñu yëkkati embargo bi ñu tegoon ci noddu Mali ñenn ci ñoom tàmbali see gis seen bopp ñi ci des di am gàllankoor ba tey ci njaay mi. jaajëf soxna Aïssatou Kane dañuy wëyal mbirum Malek embargo bi article la semaine lañuy daal di sóobu ci la Mamadou Dieng xuus moom ak su naataango Abdoulaye Mbow ci le vrai journal
toj na faram fàccee ana ñaata milliards la Sénégal perte porum Ndakaaru baana yi transporteurs yi buñ ko xaymaa la ci Sénégal ñàkk sakkan na lool na tëj gi gënoon na am ndéet ak it ëllëg defaat mu naree am taxawaay ba la Sénégal war a mën a am ñu ànd ak Mamadou Dia. chauffeur yi daal di taalaat seeni woto ngir wutali Bamako CEDEAO yëkkati embargo gi mu tegoon ci réewu Mali lii di teggil itam Sénégal ay gàllankoor ci wàllum koom bu ñu sukkandikoo ci këyit wi nga xam ne Abdoulaye Mbow daal dina koy bind moom mooy directeur de la rédaction nekk itam rédacteur en chef bu yéenekaay bi di Le Vrai Journal. Sénégal dina ko yëg parce que itam bul fàtte ni diggante Mali ak Sénégal benn dëkk la ñoo bokk histoire ñoo bokk lu bari si ñaari dëkk yooyu relation bilatérale yu xóot la ñu am ba tax na bari na ay sénégalais yoo xam ne Mali la ñuy dem di jaay bari na ay sénégalais yoo xam ne dañuy dem Mali wuti ay produits ay marchandises ñoo di ko jaayat Sénégal donc bu ñu tëjee frontières yi ñooñu mënatuñu jaay mënatuñu jënd defe naa ni dina am si pàcc bu am solo si population Sénégal boo xam ne dina yëg mbiru embargo boobu nga xam ne dañ ko teg si kaw Mali donc maliens yu bari itam booy xool dañuy ñëw di jaay Sénégal wala dañuy ñëw jënd si Sénégal te produit Mali yu bari itam dafay transiter par le port de Dakar waaye nag embargo bi laal na pàcc goo xam ne si wàllu koom Sénégal yi sentir nañ ko bu baax. weccoo gi ci njënd meeg njaay mi diggante Sénégal ak réewu Mali daal di sakkan lool te wuute weeru janvier ba léegi ñu tëjoon frontières yi lii tax ba Sénégal daal di ñàkk luy toll juróom benn téeméeri milliards ci sunu ay koppar bu ñu sukkandikoo ci këyit wi moom journaliste bi mu daal di bind. noonu lañ ko xaymaa te du man maa ko wax defe naa ni ñi nga xam ne ñi ngi jàngat wàllu koom wax nañ ko ñi nga xam ne ñi ngi yëngu si wàllu njënd ak jaay wax nañ ko ak yeneen nit yoo xam ne xam nañu bu baax diggante bi nekk diggante Sénégal si wàllu koom donc 600 milliards yooyu defe naa ni lim bu takku la montant bu am solo la te waroon nañu mën a yegg foofu. waaye ku xam-xamam màcc ci wàllum koom di ko wax moom Abdoulaye Mbow ci kayit wi ne réewu Mali moo ci gën a dund ay gàllankoor moom xeltukat bi mu ne réew ma nokkiwul daanaka ay weer a ngi nii ci koom naka noonu ci dundin na. gannaaw moom ak ña ñu dégg ak ña ñu laajaat defe naa ni secret de polichinelle ni ko tubaab di waxee mbir la boo xam ne bu ne fàggu ñëpp xam nañ ko dootul secret ba nga xam ni effectivement Mali moo gën a yëg lii nga xam moo di embargo bi parce que boo xoolee Mali si wàllu boppam boo demee gëstu tuuti koomu Mali nga xam ne koomu moom xaw na sëngéem ak embargo bi boo xoolee dundunu Maliens yi xaw na sëngéem ak embargo bi ba dañuy jàpp ni dëkk yi wër CEDEAO moo xam Sénégal moo xam Côte d'Ivoire moo xam keneen la Mali si wàllu boppam moo koy gën a yëg te Mali si boppam demoon nañu ba benn jamono sax ñu ngi doon ragal le temps de l'usure par rapport ak embargo bi ba mu créé ay situation yu xaw a doy waar si yëngu-yëngu yoo xam ne mu doon ne xew si biir population Mali bi ak lii nga xam ne moo di pouvoir bi nga xam ne Assimi Goïta moo ko jiite. embargo bi ñu daal di yëkkati di may réewu Mali mu noyyiwaat bu ñu sukkandikoo ci kii nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllum koom ci kayit wi Abdoulaye Mbow daal di bind ñu fësal ko talaata ci yéenekaay bi di Le Vrai Journal. jaajëf Mouhamadou Dieng jaajëf waa Le Vrai Journal ak Abdoulaye Mbow gërëm leen ci ànd ba ñun ITV lii moo tax ci xabaaru marax yi jox leen incha allah rendez-vous 21h15 seen plateau tànn sa député ñu ko baaxoo ànd ak yéen ba campagne bi tàmbalee léegi tey incha allah dañuy def spécial diaspora la voix de la diaspora cadre diaspora bi tey mooy jib jëm ci campagne bi. daañu ànd ak suñuy invité représentation wàllu yow ci plateau bi waaye itam représentation Benno Bokk Yaakaar ak mbooleem sunu ay correspondant ak ay coalition yu ne ci bitim réew incha allah ñu ànd ak ñun kon ba ci kanam incha allah bu 29 jotee tànn sa député jaa ngeen jëf.